asalaamaaleykum mbokku internautes yi mbokku téléspectateurs yi vous êtes en direct ici devant le cabinet médical de El Hadj Thierno Moulay Sow ñu fas leen maanaam dëgtal maanaam son arrivée en direct comme nous avons l'habitude de le faire. Alors vous voyez aussi le véhicule rouge du marabout qui est là stationné devant le cabinet et d'un moment à l'autre certainement le marabout bi dina wàcc quand même pour mën a dem regagner son cabinet pour les consultations d'usage ma fas yéene ànd ak commentaires yi Saliou Sambou ak aussi Ngoné Dia Ngoné encore ñu ngi vivre ay grands moments avec l'arrivée du marabout. waaw macha allah ñu gis noonu macha allah maaleykum salaam le maréchal macha allah ñu gis noonu xalif général des jinne mi ngi noonu di ñëw l'empereur macha allah daal di ñëw fi nga xam ne moom mooy clinique bi macha allah tey la mardi te mardi ku ko xam ne liggéey bi macha allah day xaw a bari day xaw a takku macha allah ndax ñi nga xam ne ñoo am ay jinne macha allah te duñu daanu mooy ñi nga xam ne doo leen gis ci écran bi macha allah kon ñooñu doyee mardi la ñuy ñëw di jël ci seen garab macha allah surtout ak ñi nga xam ne tamit dañuy ñëw pour consultation macha allah lépp ndax xalif général des jinne ni ma koy waxee ci saa su ne fu ne la nit ñi di jógee ci àdduna bi ndax baatin bi yàlla def ci moom fu ne la ñuy jógee ci àdduna bi di ko xaar ndax li nga xam ne moom la yàlla def ci moom macha allah muy l'empereur le bureau des dëmm macha allah. ki nga xam ne li yàlla defoon yonentu yàlla Souleymane dafa dellusiwaat jox ko lu ko mag ba tax na clinique bi ni lay demee ci saa su ne macha allah mardi la ñu wax jinne yaa ngi noonu tubaarikàlla macha allah le xalif général des jinne ngi noonu macha allah le king of the king l'empereur macha allah ki nga xam ne li yàlla joxoon yonentu yàlla Souleymane dafa dellusiwaat jox ko lu ko raw ci baatin ci xam-xam ci doole ci physique macha allah ni ma koy waxee ci saa su ne sëriñ doole waaye sëriñ physique waaye sëriñ xam-xam macha allah suñu waajaa ngi noonu. sañ salogo ngi noonu le meilleur de sa génération macha allah mi ngi noonu borom kun fa yakun mi ngi noonu macha allah clinique baa ngi noonu tey foo sànni mbat mu takk nit ñaa ngi ni taxaw tubaarikàlla macha allah waaye nag jinne yaa ngi taxaw ndax am na nit ñi nga xam ne ay jinne lañu macha allah jinne yaa ngi commencé jaayu jinne yaa ngi commencé wane seen bopp macha allah ak le xalif général des jinne ni lay demee ci saa su ne l'empereur a ngi noonu le king of the king macha allah ki nga xam ne tubaarikàlla macha allah sama waa ji tubaarikàlla macha allah yaa xuusoon yaa ñaajoon yaa uti woon xam-xam yaa jàlloon ci montagne yi tubaarikàlla macha allah fekk yàlla subhaanahu wa taala am na lu mu def sa yaram muy nelaw macha allah ba mu yeewoo nit ñaa ngi jóge fu nekk ci àdduna bi di ñëw ndax baatin bi yàlla def ci moom fit bi yàlla def ci moom ñambaar bi yàlla def ci moom macha allah mi ngi noonu sëtu segolon baa ngi noonu sëtu yoro tengala kuli tengala ak nii maa tengala ñi nga doon ci taar bi fekkoo leen fi ñi nga doon ci fit bi fekkoo leen fi ñi nga doon ci jàmbaar gi fekkoo leen ci macha allah sëriñ doole sëriñ physique macha allah kuy dina jógal jaay ana ñi doon ruube macha allah le xalif général a ngi noonu l'empereur ku yëngu tey dañ lay wàccee ba zéro dox sa kaw ndax loolu sama waa ji wóor na ma ndax ki daaneel bato la joolaa ni bato bi diisee ak ni mu toll ñaata lit lay def macha allah kooku yaa ko daaneel ki daaneel bato Titanic sama waa ji yaa ko daaneel ana Badir jinne yu mag yi fi nekkoon ci àdduna bi di ruube yaa leen daaneel première ambassade Iblis deuxième ambassade troisième quatrième yaa leen terrassé ba tax na nag jinne yi lu ñu bañaloon suñu maam Adama moom la ñuy ñëw tey di la nangul di raam ci sa ëtt di la sukkal di la raamal macha allah yow yaay yaakaaru ki nga xam ne macha allah yaay Seydina Mouhamed waaye yaay yaakaaru l'islam macha allah le mara bien préparé sponsorisé par Allah benn jinne wàcc na macha allah ci regardu xalif général vite fait jubul macha allah l'empereur a ngi noonu ci bëtam yu tedd yi nga xam ne Allahu Muhammad lañ ci def bëtam yu tedd yaa ngi noonu benn jinne wàcc na benn jinne dem na vaar ni ma koy waxee ci saa su ne jinne di ko résister le king of the king le maréchal le bureau des dëmm l'empereur a ngi noonu sama waa ji. Ngoné, je pense qu'il s'agit d'une entrée spectaculaire du khalife général des djinns, le roi de la médecine traditionnelle, the king of all the kings, qui ne cesse de montrer sa puissance et son pouvoir devant les esprits, devant les djinns, ces esprits maléfiques qui n'ont pas voulu vraiment se soumettre donc devant Dieu, je veux dire accepter tout simplement donc la suprématie donc de Adama. Alors donc aujourd'hui, le khalife général des djinns, le roi de la médecine traditionnelle, fait descendre les esprits en un seul regard. Je pense que c'est extraordinaire, doyen Aziz. Extraordinaire Saliou, extraordinaire Ngoné. C'est vrai que c'est un spectacle, mais aussi c'est un visage auquel nous avons droit. Et je le disais souvent quand le marabout vient, c'est de grands moments de retrouvailles. C'est des grands moments aussi que nous vivons ici en direct depuis son cabinet médical situé à côté du terrain Diamond,
face bien sûr de l'océan. Alors dans quelques instants, le marabout va arriver ici dans le salon où les patients doivent être installés pour pouvoir regagner son bureau pour les besoins des consultations Ngoné. waaw macha allah comme ngi gis ko noonu xalif général a ngi noonu di ñëw macha allah l'empereur gis ngeen tey ji mardi la te mardi tamit macha allah mooy bis bi nga xam ne macha allah ñi nga xam ne dañuy am jinne te duñu daanu jour boobu la yaakaar naa la xalif général di jëflanteeg ñoom ci ay vite fait yi ñuy naan yi ñuy sangoo yi ñuy diwoo ak yeneen macha allah kon moo tax tey ba tax na clinique bi tey foo sànni mbattu mu takk waaye ba tey nag consultation yi da koy jël macha allah ndax fu nekk lañ nit di jógee ci àdduna bi macha allah di ñëw ci moom ndax li yàlla def ci moom macha allah muy xam-xam bi ak yàlla li mu def ci moom muy baatin bi nit ñi di ñëw ci moom ñi nga xam ne dañoo bëgg a tukki ñi nga xam ne dañuy am ay jafe-jafe àdduna dañuy jëm seen àdduna ba sonn te yaakaar naa ne dara du sedd kon nag doyen l'empereur a ngi noonu yegsi na dugg na ci nga xam ne mooy clinique am macha allah. Voilà, donc marabout bi yegsi na bien installé sur la chaise royale, bien habillé aussi avec cette jolie tenue bleue. Hein, que tout le monde est en train d'apprécier comme il a si l'habitude de le faire. Et souvent, quand on lui pose la question à savoir pourquoi vous tenez en tout cas à ce port vestimentaire, il a dit que je suis marabout quand même. Je suis un exemple. Donc cet exemple-là, je dois le montrer. C'est vrai que aussi on a l'habitude de voir certains marabouts s'habiller très mal, en tout cas négliger l'habillement, alors que l'habillement est un aspect très important dans la vie d'un individu. Alors lui, il tient au luxe. Il tient à ce qui est joli, il tient aussi à un habillement très correct. Ngoné te defe naa ne loolu yéen ñëpp yéen a ngi koy rafetlu ah li may wax ne moom du marabu boo xam ne nii dafay jël maanaam di sol ay sagar parce que nag nee na bu la yàlla teralee da nga koy won ne ko teral nga ma ah maanaam ci li ngay lekk ci fi ngay toog ba ci sax environnement looloo tax moom lépp loo xam ne ni vraiment lu baax la lu taaru daf ko gëm te daf koy def Ngoné. macha allah mooy ni ma koy waxee doyen sañseloog la macha allah ni ma koy waxee nee naa la bu xëyee sañselu ci lay jaar macha allah tey def na bëlëm bi nga xam ne macha allah maara day taali mi ngi nii lay def ci saa su ne mooy sëriñ jasner sëriñ sañse sëriñ physique sëriñ doole sëriñ xam-xam waaye tamit sëriñ sañse nii lay def ci saa su ne moo tax nag xalif général ma dellu si waat di la poser benn question macha allah ndax gis nañu ne mardi à chaque fois fi ngay jëflanteeg ñu bëri ñi nga xam ne dañuy am jinne te seen jinne yi di daanu duñu daanu daal da nga leen di jox ay garab ak parce que tamit xalif général du ñuy daanu rek fii ñu leen di filmer ñooñu lay jëflanteel mais am na ñeneen ñi nga xam ne day jëflanteeg ñoom. waaw macha allah alhamdulilahi rabbil alamin a'uuzu billahi mina shaytaani rajim wala hawla wala quwwata illa billahi azim gannaaw ba ñu sante yàlla ñoo ngi julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi nuyu mbokku adduna bi yëpp di nuyu mbokku taalibe yi di kontaan bu baax a baax ci seen wax yi am na solo rafet na tey nag ñoo ngi ci mardi nag moom macha allah xamee ngeen ko jour bi ñuy joxe garab la macha allah di ci jox nit ñi ay garab vite fait bi mooy volcan bi macha allah di ci jox nit ñi ay garab yu am solo tey nag moom macha allah gis ngeen nit ñi kër gi bëri na fees na dell parce que am na ñuy daanu am na ñu dul daanu macha allah xam ngeen nag garab bi aussi même boo dul daanu ci la gën a aay ndax nag lépp lu mu fekk sa yaram bi daf koy not daf koy téye génnee ko indi ko ba fii ci man macha allah mooy vite fait bi al volcan bi xam ngeen ne ñi ñaa ngi jóge fu ne partout dans le monde di ñëw fii ci clinique bi macha allah di jël si garab yi di si gis njëriñ di ci am satisfaire ñii ngi jóge bitim réew France Italie Allemagne Amérique Mauritanie Gambie Mali partout dans le monde ñi ñaa ngi ñëw ci clinique bi fii macha allah di sant yàlla bu baax di nuyu waa TMS TV di la nuyu Ngoné di nuyu Aziz doyen Aziz di nuyu aussi Saliou Samb Alseni Silla mu lay Yatma mu lay Diop mu lay di nuyu aussi Pape ci caméra bi di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan di ñuy bàyyi xel ci TMS TV ñoo ngi kontaan bu baax a baax tey ci mardi bi fas yéene jox ñi ñi garab vraiment di sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi gis ngeen liggéey bi nu mu demee ñi ñaa ngi jóge fu ne ci àdduna bi vidéo yi ñi ñaa ngi koy accepté ñi ñaa ngi kontaan bu baax a baax ci vidéo yi ñi ñaa ngi may woo tey journée bi yëpp ñi ñi dañ may woo vraiment di ma ñaanal di ma gërëm ndax vidéo yi jàll ñi ñu koy gisee ak ni ñi ci amee contact ak mbégte vraiment ñi ñaa ngi apprécier bu baax di ma ñaanal vraiment ñi kontaan nañ bu baax a baax ndax nag ñu ne Thierno yee nga ñu lu bëri xamuñu ko woon yow yaa tax ñu xam ko ak TMS TV kon nag ñoo ngi lay ñaanal nga am gudd fan bu ànd ak wér vraiment gis ngeen aussi ñetti Thierno Moule Sow yi tamit nit ñi ñu ngi ci gis seen njëriñ bu baax a baax
macha allah doomu aadama yi ñoo ngi jëriñu ci barki Thierno Moule kon nag yàlla na yàlla def barke ci barki yonente bi sallallahu alayhi wasallam di nuyu ñëpp di sant yàlla bu baax di gërëm suñu borom macha allah di nuyu aussi Moustapha Fall ñoo ngi koy nuyu aussi di nuyu ñëpp di sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi ngoone waaw effectivement sëriñ bi man fi nga daanale sax du ma ci mun a ñàkk sànni tuuti kàddu mooy ñetti Thierno Moule Sow bi xéewal bi mu àndal ak baatim bi mu àndal parce que nag jinne moo bëri doole ak rab ba nga xam ne yow li ñuy communiquer ci jinne ak ci rab moo maanaam moo ëpp sax yeneen xeetu ngëneel yoo xam ne ni tey yaa ngi koy def yeneen xeetu kiraama yaa ngi koy def parce que nit nekk na ci jafe-jafe këyit yàlla dimbale ko nga ñaanal ko mu am ko nit bëgg na visa parce que dañ gis jamono bii ñu toll tey Saliou nit ñi bëgg nañ tukki xale yi di jël ay gaal ak maanaam di def naka sulu noonu su fekkoon ni tey am nañ ñaan ba tey mun a am visa defe naa ne li ñuy def duñ ko def te defe naa ne loolu yëpp yaa ngi ciy yëngatu mais comme ni ma wax rek jinne moo bari doole ba nga xam ne tey li ñuy communiquer ci jinne maanaam dafa dem ba xaw a dominer sax beneen loo xam ne par exemple tey yaa ngi koy def ci njëriñ surtout ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk extérieur et c'est pas gratuit Saliou tey taalibe yi nga xam ñoom ñoo nekk extérieur muy Daaru Laay international tey ñuy organiser wu di lay yónnee addee chaque mois loolu mooy wane ne ña nekk foofu tamit même bu fekkee ne faju nañ ba wér tamit parce que nag nit ki bu fajoo ba wér mais dafa war a dund dafa war a am maanaam ay baax am na lu mu bëgg te loolu yëpp tey wërsëg la woo xam ne ni tey yaa ngi koy ñaanal nit ñi muy ubbeeku ba ñu vraiment seen toogaay foofu di mun a jekk sëriñ bi. waaw doyen macha allah di sant yàlla bu baax a baax di julli ci yonente bi di nuyu association Thierno Moule Sow Daaru Lahi international di leen nuyu bu baax a baax di leen ñaanal jàmm xam ngeen ne taalibe yi nekkuñu ci association bi rek. association bi bëri na ay taalibe yi ma bëgg aussi am na yeneen tamit door association bi am na yeneen taalibe ndax taalibe Thierno Moule Sow fu ne lañ nekk nit ñi dañu bëgg Thierno Moule ngir yàlla dañu bëgg Thierno Moule ngir lu muy def ndax boo xoolee liggéey bi may def liggéey bu metti la gis ngeen démb heure bi ñu fi jógee démb daanaka si presque ay fajar la ñu jóge fii daanaka tout le temps dañuy guddee liggéey dañuy nekk ci jinne yi vraiment ñi ñaa ngi ci yeewu bu baax a baax comme ni nga ko waxee nag mbir mi du wàllu jinne rek la ñuy faj ak wàllu rab wàllu wërsëg ubbeeku pour am macha allah defe naa jaaro yi ñëw na nit ñi macha allah xam nañ njëriñ bi defe naa wàllu sangatu pour wàllu tukkeeg loo xalaat wàllu place wàllu falu maanaam du mbiru jinne rek waaye xam nga ne jinne dafa am bayre te actuellement moo nekk actualité wàllu rab waaye du rab kese la ñuy faj wala jinne kese wala dëmm dañuy ñaan ci activités yi dañuy ñaan pour yokkute pour xéewal dañuy ñaan ci wàllu avancement maanaam ci wàllu falu ci bëri dañu ciy ñaan ndax defe naa ne xam-xam bi ñu yor bëri na li ñuy ñaan macha allah ci ñi ñaa ngi ci gis seen njëriñ bu baax a baax xam nga nag mbirum jinne en général loolu moo ëpp bayre loolu la ñuy ëpp lu ñuy wane loolu la ñuy ëpp lu ñuy wax waaye li ñuy faj ci suuf sax moo ëpp te wane wuñ ko macha allah njëriñ bi ñuy njëriñ nit ñi aussi te aussi ñi ñi faj tamit te gisuñu leen moo ëpp sax ñi nga xamante ne maa ngi leen di faj ndax boo xoolee ñetti Thierno Moule Sow rek li muy faj ci doomu aadama ci année bi rek kenn xamul lu muy toll ay milliards de personnes te ñi ñaan ci gis seen bopp bu baax a baax léegi ba may ñëw rek am na benn ndaw si ma woo mu ne ma daawul nelaw daawul am jàmm vraiment mais dafa daan am ay problème mu biir buy metteeg bopp buy metteeg yooyu mais ba mu defee ñetti Thierno Moule Sow teg ci loxoom rek affaire bi dafa daal di sedd première bi mu yaakaar na ne sax lii dafa tombé affaire bi mettiwaat mu defaat ko mu mettiwaat mu defaat mu ne kon nag ñetti Thierno Moule Sow ko am na solo kon nag yàlla da ci def barke kon nag ñoo ngi sant suñu borom bu baax di julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ñaanal ñëpp jàmm xamal ne nag liggéey bi ñuy def yombul maanaam wàllu rab la wàllu jinne la wàllu saytaane la waaye tamit am na yeneen i ngénneel yi nga xamante ne ñoo ngi koy def fii ci kër gi ak door kër gi ñoo ngi jàppale nit ñi bu baax a baax te doomu aadama yaa ngi ciy gis seen bopp bu baax a baax te xam ngeen ne vite fait bi dafa am njëriñ yàlla da ci def barke xam ngeen ne volcan bi aussi yàlla da ci def barke kon nag macha allah di kontaan bu baax a baax aussi di nuy association Thierno Moule Sow bi nekk Sénégal aussi di nuy taalibe yëpp ak ñëpp ñu bëgg Thierno Moule ñëpp ñu sopp Thierno Moule Sow ñoo ngi leen di ñaanal bu baax a baax di leen sant bu baax di leen gërëm. Effectivement, alors donc vous avez entendu ce que le maréchal a dit, doyen, je pense que c'est vraiment extraordinaire. Le mardi, vous savez, il y a plein de personnes ici, donc au niveau du domicile du Khalif général des djinns, je veux dire le cabinet médical du Khalif général des djinns, parce qu'ils veulent tout simplement venir prendre leurs médicaments, parce que ce mardi, c'est un jour spécial. Il y a plein de gens qui se sont fait soigner par le Khalif général des djinns. Ils doivent venir le mardi tout simplement pour prendre leurs médicaments. Alors vous voyez, le Khalif général des djinns, le roi de la médecine traditionnelle, a fait aujourd'hui une entrée spectaculaire.
spectaculaire. Dès qu'il entre au niveau du cabinet médical, en bas dans la salle d'entrée, donc vous voyez tout simplement là où les gens sont en train d'attendre, les gens qui sont possédés par des djinns ont commencé tout simplement à descendre, donc à tomber, je veux dire, avec tout simplement le regard du Khalif général des djinns, le roi de la médecine traditionnelle, qui ne cesse de montrer sa puissance et son pouvoir devant les esprits, devant les djinns. Ladies and gents, dear followers of TMS TV, welcome to your favorite channel, the channel showing every time what is hidden. We are just with the Khalif general of the jinns, the king of all the kings, who is just wearing a very nice bubu, you know, so blue and very nice, you know, really well done, and then sitting on his, you know, kingle chair, showing again his power and his, you know, strength in front of the jinns, in front of the spirits. So, you know, when he just entered the house, you saw that then some people that were just possessed by jinns, they were just falling down, so as to see, so as to let you know what, you know, the Khalif general of the jinns, the king of all the kings, is always doing. So that is what is happening right now on TMS TV on this very special Tuesday, where everybody is coming so as to take his drug. So thanks for following us on TMS TV. Thanks every time for your faithfulness. Voilà, merci donc Saliou. Alors on a fini de camper le décor. Donc mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan depuis ak TMS TV depuis ci suuf ànd nañoo ak marabu bi gunge nañ ko ñëw na xool patient yi comme ni mu ko amee di ko def jël na couloir bi ñëw installé wu maintenant dans son cabinet. Ngeen déglu reportage bi Saliou Sambou pour la version en anglais. Dégg nga aussi Ngone tamit nga xam ne moom mooy gunge marabu bi vraiment di ko maanaam di def tout l'habillage qu'il faut. Alors xam naa ne am na lu mu ciy sànni rek avant que ñuy revenir maintenant. waaw macha allah comme ni ñu ko waxee rek ci saa su ne le xalif général des jinne comme ni mu koy defee rek macha ne ci saa su ne mooy sañse macha allah di digal taalibe yi di ko digal tamit monde entier macha allah ndax moom référence na ci réew mi. parce que bu njëkk ba boo nee sëriñ da nga daan gis sëriñ di sol ay mbubb yu oyof xotteeku dañ naan ci mbubb yu xotteeku ya lañ daan dooree nit ñi naan boo gisee dafa dëddu àdduna te du loolu dafa ñëw daal di ñuy jàngal sañse jàngal la booy da ngay silwise xeeñ parfum de classe bu neex macha allah daal di solu mel comme ni ma koy waxee ci saa su ne dugg sañse logi macha allah daal di def ba mu baax daal di génn kooku mooy xalif général yor kat-katam bu baax macha allah yor ay taalibeem créer ay emploi macha allah ba ci man ak di sama morom di togg ci kër gi chaque jour ñu ngi fiy sóor ay kilo yu bëri di ko jox askan bi ñuy lekk di naan macha allah te loolu nga xam ne amul fenn ci àdduna bi kon nag sama waa ji référence la ci réew mi ku mel ne xalif général des jinne créer ay emploi ay journaliste ak yeneen macha allah day bëgg nit ñi di liggéey di indi ay nit di leen fay macha allah kon nag kii référence la ci réew mi macha allah kon le xalif général des jinne di kontaanaat ci yow di la ñaanal gudd fan macha allah gudd fan daal te nga yàgg fi ak wér gi yaram macha allah ndax ñun suñu xol day sedd ay taalibe lañu buñ la gisee nga sànc wala gis la nga toog macha allah li ñuy bëgg a wax day diis daal macha allah day rëy parce que suñu xol lañ koy tibbee macha allah ndax dangaa baax ndax baax moom musul weesu yaa baax démb rek ngeen gis madame Sow li mu defanteeg man daal di indi amul lu mu bàyyul keroog bi ma ko yóbboo sama kër sama doom dafa kontaan ba dafa jooy macha allah yëkkati xaalis bu bëri may ma kon kii référence la ci réew mi bu ko neexoon mu naan ne non sama yoon nekku sama employé jëkkër la mais teral ma yëkkati xaalis bu bëri may ma barki Dembo Ndiaye sa xalif général gis ngeen 500000 la yëkkati may ma macha allah suñu kër bi ñu amee jafe-jafe ak yeneen te da koy defal employé di jënd ay yére di leen jox di leen may di yëkkati ay parfum lekkul naanul bàyyul kenn macha allah kon nag le maréchal kenn du yow kon nag bu ñu yàlla bëggee na bàyyi ak yow ba ici repose macha allah. jërëjëf Ngone c'est vrai que témoignage boobu c'est très émouvant. Mais aussi c'est un témoignage très révélateur sur les bienfaits du marabout. Alors damay wax ne ñaar ñi kenn du leen werante maanaam mbër bu ànd ak ay suqam boo séenee dañ naan anama mu nga ne le mbër maa nga ne le waaye taalibi tamit bu àndee ak sëriñ bu ànd ak ay taalibeem tamit kenn du werante ànd sëriñ bi boo ko xoolee rek di nga xam ne sëriñ baa nga ne le donc c'est sur cette note que nous vous donnons rendez-vous. Alors pour maintenant permettre aux patients de faire monter les patients et de les installer et nous reviendrons pour vous faire vivre les temps forts des face à face du marabout avec les à tout à l'heure. Voilà donc patients yi ñu ngi dugg bon sous le contrôle des agents préposés à la sécurité cette bouteille de gel antiseptique pour les besoins de cette maladie qu'on est en train de combattre jusqu'à présent et qui est en train en tout cas maanaam di am ay tane yu baax a baax mais quand même tant que ñu ngi wax benn cas am na Sénégal rek defe naa ne geste barrière yi moom kenn du ko dindi kenn du ko ran dañ ko fii daal di bàyyi parce que nag mesure de prudence la mesure de sécurité la man fii nag moom xam nga moom boo fi ñëwee la prudence d'abord la sécurité prudence boo déggee prudence ak sécurité mooy luy aar
xam ne ñoom ñoo fi ñëw parce que ngoone fii ñëpp ñi gàmmu ak ñi raas mais yaakaar naa kenn du fi raas dem ñëpp dañuy gàmmu waaye nag li ñu naan dañuy prévenir du dëgg prévenir d'abord ñu xool leen avec l'appareil de détection mais prévenir aussi ñu respecter les gestes barrières laal gel def lépp pour ñu mun leen installer ngoone. waaw macha allah doyen gis nga comme ni nga ko waxee rek prévenir macha allah ndax jinne moom soo àndeek moom macha allah bu la lépp leeree ne fi ngay jëm nii macha allah mën na faa des mën na laa def loolu nekk ba tax na booy ñëw dañ leen di visiter xool saag yi xool ndax nit ki yorul arme wala dara loo xam ne tey jii bu nit ki ñëwee àndul ak sagoom daal di daanu macha allah ñu ngi leen di gis noonu patient yaa ngi yéeg macha allah ñuy jóge fu nekk ci àdduna bi macha allah di ñëw ak ñi nga xam ne tamit macha allah dañu yor ay jinne mais duñu daanu macha allah comme tey mardi bi ni ñu ko waxee macha allah dañuy ñëw daal di ñëw jël si seen garab ak ñeneen ñi nga xam ne tamit dañ fiy ñëw si ay consultation macha allah comme ni nga ko waxee ci saa su ne xalif général bàyyi fi dara kon niki nag jaaxle boo am ci àdduna bi yaakaar naa ne mën nga ñëw fii suñu clinique bi clinique Thierno Moule Sow la solution macha allah muy nit ñi nga xam ne dañuy ñëw macha allah comme ni ma koy waxee rek ku ci bëgg jëkkër ku ci bëgg jabar macha allah ku ci tamit bëgg a ñaanlu sax nga am wujju sax a bëgg a ñaanlu bëgg a nekk sa première dame daal di féete ci kaw yaakaar naa ne alaaji Thierno Moule Sow tamit lépp la fi nekkee soo bëggee tukki soo bëggee visa loo mënta bëgg ci àdduna ndax jigéen ñi suñu jigéen ñi moom wujj da leen jaral lu nekk waaye nag la solution fii soo fi ñëwee rek yaa doon première dame ñu aj la ci kaw macha allah mi ngi noonu lépp ak xalif général des jinne kon yaakaar naa bàyyiwul dara ba tey ñu ngi noonu patient yaa ngi noonu di yéeg macha allah daal di yaakaar ki nga xam ne mooy Thierno Moule Sow kun fa yakun macha allah nga xam ne yàlla lu mu joxoon yonent yàlla Souleymane dafa dellu si waat jox ko Thierno Moule Sow jinnee ëpp doole waaye nag la muy faj yaakaar naa ne looloo ci gën a ndaw kon nag patient yaa ngi noonu di yéeg macha allah ñu ngi noonu di yéeg Saliou patient yaa ngi noonu di yéeg. Ok, effectivement Ngoné, merci. Donc vous êtes toujours sur la TMS TV comme notre doyen l'a dit tout simplement en français et comme Ngoné tout simplement s'est exprimé en Wolof. Donc il s'agit tout simplement du Khalif général des djinns, le roi de la médecine traditionnelle, the king of all the kings qui reçoit tout simplement ses patients aujourd'hui. Donc ladies and gents, dear followers of TMS TV, you see that patients being here just sitting in this very living room because that's the king of all the kings, the Khalif general of the jinns who is just receiving the patients right now. You see the Khalif general of the jinn is sitting inside his office in his on his very chair and then waiting so as to receive the patients that are coming from every kind of localities and every kind of areas. So that is what is happening right now on TMS TV, your favorite channel, the channel showing every time what is hidden, Doyen Aziz. Voilà, merci donc Saliou, merci pour ce résumé, merci Ngoné en tout cas pour cette belle présentation. C'est vrai que c'est des moments qu'on n'aura jamais de vous faire vivre avec l'arrivée des patients qui continuent à arriver, afin à regagner le salon, la salle d'attente. Alors sous l'œil vigilant de nos caméramans, mais aussi sous la supervision des préposés à la sécurité avec Diop, avec Yadma et toute son équipe. ñi nga xam ne ñoom ñoo yor sécurité sëriñ bi yor sécurité kër gi parce que nag ñoom dañuy veiller d'abord sur góor ci sëriñ bi dañuy veiller tamit ci patients yi dañuy veiller ci lépp te kër gi ma wax leen ne fii Ngoné avec sëriñ bi il n'a rien négligé parce que fii nga gis yëpp y a des caméras de surveillance te fii mu toog ni tey à partir de son cabinet tey kenn ku ci nekk mu ngi lay gis kër gi yëpp am caméra ci suuf ba ci kaw Ngoné te defe naa loolu am solo la loolu yëpp maanaam pour xool nit ñi seen toogaay pour xool nit ñi aussi tamit nan la ñuy ñëwee vraiment bala mu leen di recevoir Ngoné te defe naa loolu am na solo parce que nag li may wax ne xëy na mënoon na maanaam lii yëpp mu bañ ko cee fekk maanaam ut ay tabouret wala ay kii sànni leen mais gis nga ko vraiment dafa defar salon ci suuf salon fii salon pour nit ñi buñ toogee ñu nekk à l'aise loolu yëpp mooy wane ne moom vraiment li mu yéene boppam rek moom la yéene vraiment képp ku fi ñëw parce que ku mu tax a jóg rek vraiment bu ñu sañoon comme ni ma koy faral di wax rek aajo bi mu fi indi yàlla faj ko ci kàttanu suñu borom te yàlla mën na ko yàlla def Ngoné. waaw macha allah doyen comme ni nga ko waxee rek macha allah le xalif général moom yaakaar naa li mu yéene boppam moom la yéene ñëpp macha allah ay fauteuil yu baax macha allah di def ci manger boire bi macha allah ku fi ñëw doo xiif doo mar macha allah ci eau minérale yi ngay naan yi muy naan macha allah toog ci salon bu ñu yaañ yu taajal la télé bi maanaam nga toog seetaan macha allah nekk à l'aise yaa xam ngay jënd yaa xam ngay nit jënd sa ticket macha allah toog teg la say tànk tëgg grand monsieur wala nga tëgg grande dame ba ñu rappel la nga jóg yaa xam da ngay dugg si jootu yaa xam da ngay daanu yaa xam da ngay périer waaye
xalif général moom nii rek la koy defee macha allah da koy organiser ba mu baax macha allah le king of the king. Voilà, merci donc chers amis téléspectateurs qui nous suivent sur la TMS TV. C'est vrai, vous avez suivi en direct les moments forts de l'arrivée du marabout. Alors, avec les commentaires de notre consoeur Ngoné, avec les commentaires de Saliou et la version anglaise qu'il a l'habitude de nous produire, maintenant, nous vous donnons rendez-vous tout à l'heure pour d'autres face-à-face des patients. Bien sûr, quand je dis des patients, mais aussi ceux-là qui sont avec les patients. Je veux parler de ces esprits tout à l'heure avec le marabout. Merci.